Asifor bi waaye. waaw bala nga yegg si foofu par rapport ak formation bureau bi. li nga xam ne moom la Cheikh Tidiane doon accusé man dama ko gisaat si biir wax ji parce que nee nga ma am na benn waay. damaa terminé wu ma. am na benn waay. ma daaneel sama question. baal mu jàll benn. waa ji jàngee Maroc ñëw. waaw lu tax bi ngay proposé bi trésorier proposé ko trésorier nga proposé jarbaatu maire comme yow. déggoo li ma la wax. benn xaw ma kooku bi ñuy dugg ci salle bi waatal naa la ci àll xaw ma sax turam da ngay comprendre ne man depuis peut-être 40 ans tey ba ñeseen may ñëw di dem. pour te dire la vérité bëgguma keneen wax ko. sama yaay am na fa kër gu baax. ñu defal ko samay rakk ak ñëpp li cëpp sax ñoo ko def ndax boo téye ay rakk nga defar leen ban met war nañ mun a defar donc lu bëri waaye ñenn ñi ma ko bi sama papa yi génnal àddina sax lii dafa may wax dara ma ne ko defar naa sa gars yi nañ ko jox man fi ne pas là comme yow. déglu wax ji bu baax. falaa daan fanaan sama rakk bii ma la ñëw ñu am fa kër goo xam ne fa tabaarakallaahu fa laay fanaan son maam may na fa kër 1969 ma bàyyi ko sama kër papa mu boole ko defal ko fa magasin bu mag fa lay denc ay récoltam Cheikh Tidiane Niass mii ngi wax nii ak sama rakk bi topp ci man nga xam ne Faati Niass la tudd ñaari kër yi nga xam ne ci lañ dëkk fa mu dëkk nee maa ngi gën ci alxuraan télé bi ñëpp ak may dégg 60 000 laa ko jëndoon ku ñu wax Sawru Niass moo ma ko jaay maa njëkk jënd suuf tay ba Niassène ca la dëkk. mooy kër gi Cheikh Tidiane Niass nekk. fi mu dëkk. kon gannaaw gi magam amu fa kër moom magam déglul xaw ma ko ndax magam bi nga xam ne ndey lañ bokk te bokkuñ baay. fekk na mu takk jabar indi ko sama kër papa. comme kër gi dafa xumb bu ma ko yow juróomi at ñu fay ma ci juróom benn fukki junni wala juróom-ñett loolu maa ngi ciy rus ba léegi. sama nijaay boo ko surga la daal maa ngi ciy rus déglul waxuma foofu. ma ñëw oo leen ñoom oo sama rakk bu jigéen bi ne ko kaay ñu jox la ma jox la kër gi fukki junne ñaar. nga defar ko su ma yaay ñëw fi loolu la ma ko bay sawru jaayante bay sawru ngi dund yàlla na ko yaay fanam yokk. amiin su ko dee nga dëkk fi ak suma yaay ñu wàññeeku. bi ma ko koy jox gëmu ko sax moom dem na fu ne sama maam moo ne ko laay boo kii mu ñëw dafa daw jox ma xaalis. mu wuti seere ne jaay naa la ko ma ne ko mënoon naa la ko may samay doom màgg wala ma xëy numéro ma ne la nangu naa ko. waaye lii lu wét la. ma oo magam Naasiru Ñas ma woo ko mu toog ma ne ko Naasiru mu naa ma ne ko li am tey dëgg mooy fi ne benn nga doom nga ci kër yaa ngi tabax ci biir këru paa bi te kii fay gudd fan yàlla na fekk sax moom mooy dem bañu fi donc bés bu demee doo am dara damaa bëgg ma jox la kër gi doo ko jaay ndax chauffeur lay liggéey doo ko jaay jëndee ko oto doo ko def leen mais dama la koy jox ci fukki junne ak ñaar pour nga dëkk ci loolu indi sa yaay suy ñaari néegi ñax ñett bu déwénee fii ak déwén da ngeen ko mën a def nga tuxu feeg say rak su seex màggoon moom laa koy jox ci biñ waxee ba pare dem ci kanam yaayam bi ñu ko waxee yaayam dafa jooy gërëm ma sant ma mu ne amul lu ma juróomi junni la am des na juróom-ñaari junni waaye balaa ndoxal laal suuf danaa la fay ma ne ko ku la jox kër ak fukki junne 300 000 ci fukki junne ñaar fa laa may loolu loo ci man rek dugub ak lépp andi ko man daal jox naa la ko ñu dem ñu uti seede yaayam ñu concrétiser ko géej naa ci alxuraan la seex nekk fa la dëkk fi mu nekk nii la ko fa dëkkal nag xaw ma ko waaye fa la tabax Omar ba mu fa génneeg léegi matul peut-être ay quelques mois lay doon ndax kër mi ngi doog a am kër dégg nga wax ji baax ndax ñun suñu ay relation dafa nekkoon lu suude suñu def différence te it à un moment donné. est-ce que léegi yàquwul. yàqu na détérioré na dañ ci dellusi parce que moom laa bëggoon def troisième point. waaw danañ ci dellusi dama bëgg ñu ñëwaat ci xaalis bi. xaalis bi nag léegi. sa koppar bi xaaral dafa am question de. waaw bu ma ne la banque CNCA. ak Asifor. seen xaalis foofu ngeen ko def wala dafa am beneen compte. très bien biñ ma falee ma nekk président ñëw première rencontre ñu def ko bi ma liggéey 3 mois ma évaluation dama oote assemblée générale bi ñëpp ñëwee xam nga wax naa la gars yi bayoon nañ fi 17 millions. waaw ma versé CMS peut-être lu mat ay 7 wala 8 millions. ay 24 wala 25 millions nekk fa ma toog ma oo leen ma ne leen mutuelle kenn du fa denc 25 millions d'abord li ma bëgg mooy am na fu ma dox ndax man damay liggéey ak institution financière naa la maa ngi ministère du tourisme suñ domiciliation crédit hôtelier yaa ngi koy war a doog a dégg yaa ngi koy dégg ñu ngi ko domicilier BND ma am rapport ak banque bi fa laa am sama compte personnel sama entreprise au passage parce que ma def publicité ñu bari xamuñu ko suma entreprise mu ngi tudd Niass Engineering and Trading ci publicité bi. waaw dañuy waxtaan rek yéen a ma ko laaj. allez-y su ko defee moo ma laaj xaalis bu ñoo dugg ci wàllu xaalis parce que mu waxul doo comprendre. ci biir loolu BND mooy financer développement économique Sénégal. agriculture banque agricole koy financer.
ma ànd ak ñoom ne leen bi ñëwee ma proposé ne leen dem ba ca banque ba ku ñu wax sëñ Touba si ma ne ko dañu am Agifor am nañu xaalis dama bëgg loolu ma ñëw du ma ubbi compte pour def ko fi nga may jëlal agio parce que ci mutuelle laa nekk dama bëgg nga wax ma ban intérêt lañ mun a am ci loolu ñun un dépôt à terme fii ak déwén 1 an nuñ ko mën a business mu ne ma loolu la ñuy wax dépôt à terme léegi mën nañ leen tegal intérêt 3,5% ci première opération pour 1 an su demee ba nga xam ne loolu jur na dara ba mu par diggante bi lépp loo xam ne bëgg ngeen ko crédit banque moom ku fa denc 20 millions soo ñëwee boo fa bëggee 20 wala 60 millions yëpp dañ la koy jox ma ne ko ñun lebaguñu mais nañ ko fi denc rek mu am assurance mu ne ma en tout cas ma lay xamal ne la DAT bés boo ko ubbee loo fi bëgg rek mën nañ la accompagner d'autant plus Agifor moo xam da ngeen di gas forage moo xam da ngeen def solaire lu ngeen bëgg a def rek parce que banque bi li tax gouvernement Sénégal def ko mooy financer le développement. donc ñun fu ñu mën a am fudu foofu. d'ailleurs pour moo xam leen bi problème yi amee Agifor yu bëri yóbbu naa leen fa lañu ubbi compte léegi. dégg nga. waaw ma jël xaalis boobu bi ma ñëw assemblée générale. moo xam leen ko am na ñu taxaw ne est-ce que xaalis ba duñ ko def fa mu nekkoon est-ce que duñ fi ma ne. kenn du ma fal déglul ma leen kenn du ma fal man. dénk ma xaalis ne ma xaalis bi def ko sa ron ngeganaay wala def ko ci sa armoire loolu ça n'engage que moi. ak yaay seet fa nga koy denc daal. maay fondé de pouvoir maay signé ma dem ñu d'accord ci à l'unanimité ma denc ko fa mooy DAT bi ma la woon dama ko indi àll wan la ko mu ngi nii. un DAT de 20 millions. waaw ñoom dañ jàpp ne da nga def transfert de fonds jëlee ko crédit mutuel logé ko ci compte personnel pour mu jural la intérêt. très bien bi ma ko defee ba pare DAT bi mu ngi nii seetle ma ndax bët yi baaxut keroog assemblée générale ba ku fa neex dama ko photocopie ñaari feuille la jox la ko. ne la BND mu nga expliqué kooku bëgg na ko vérifier. soo ko xool ubbil compte boppam. non dama ànd ak trésorier bi ubbi ko man du ma ubbi compte man kenn xaalis mënu ma koo génnee man kenn dégg nga donc li ma la wax la taxoon ma koy def ñu ngi ci privatisation comprendre nga CMS am na ay banque UNACOIS ñaata millions man am naa ay opérateurs yoo xam ne perte nañ UNACOIS ay 100 millions et quelques une mutuelle c'est une mutuelle une banque c'est une banque à partir d'un certain montant xaalis bu fekkee liggéey ko defoo ci dara da nga ko yóbbu banque def ko comme ni ma la wax nii dépôt à terme wala nga def ko compte d'épargne waaye doo ko bàyyi ci mutuelle 25 millions yi fa nekkoon daanaka at mu ne moom li ñu lebal waa tey ba teg ci dara donc c'était pas logique au moins fii mu ngi am 3,5%. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout dernièrement, le sous-préfet de Paoskoto a fait 2 notes de service pour bloquer compte Agifor yëpp. ci loo xam ne lu dëgg du yoon maa la ko wax. moom sous-préfet bi. bii soxna ma jigéen xaw ma nan jëla respecté maa ngi koy nuyu au passage mais wax a jot te yaa ma ko laaj. donc xam-xam loolu lay jëriñ booy rek xam-xam da ngay mën a prévenir liy ñëw ba mu ko defee ñun 900 nangam mille wala 1 million lañ fa dese mu xëy def note de service parce que gannaaw bu mu jéemee ak Flex Eau pour privatiser forage ñu bañ. ministre moom lan moo ko ci nekkal ñu ool ñu gouvernance déglu ñu ool ñu gouvernance ministre li dul toog ne 55 forage ñoo bañ ne duñ dem Agifor 66 forage ñu ngi Agifor ak ñu ngi Flex Eau du moins. Flex Eau lii état bee ko bëgg surtout yéen sama mbokki tay ba ñu seen ngeen maa bëgg ngeen xam ne lii du man maa ko initié du kenn état du Sénégal ñoo ko saytu ne moo war a gën ci forage yi. donc maa ngi demandé ñëpp ñu gën a sensibiliser population yi buñ delloo léegi am na benn cabinet boo xam ne état bi commettre nañ ko dana wër forage yëpp ñu bokk Flex Eau bu ci bokkul xool situation yi su paree gouvernement dana am lu mu jël gannaaw loolu moom la ñëw def ñaari note de service. ne désormais sous-préfet benn bu njëkk bi mu adressé ñu ko benn bi mu adressé ko CMS ne désormais bala ñoo génnee benn xaalis ci compte yi nañ dem hydraulique mu visé ko ñu indi ci maire bi mu visé ko ñu indil ko moom mu visé ko ci structure boo xam ne mën ngaa toog léegi benn pièce damm gasoil jeex su fekkee loolu da nga ko war a fonctionner xoolal nan la war a mel te amul ci benn prérogative ndax gisuma fenn ci àddina naa j'ai fait 38 ans de métier respecté naa ko parce que ku liggéey ministère de l'intérieur 5 ans di sol tenue comme moom bu tenue yi bokkut it booba suma bureau mu ngi 2e étage ma pare jugee fa 5 ans état du Sénégal may ma xaalis yu bëri ci laa jënd sama kër fa ma bureau farane ak yeneen ak yeneen ak yeneen man mënumaa ñàkk a respecté ndawu état fii ma toog nii naa la barki dem moo njaay rek Covid bi état jàppale na ma ci ñetti weer yi ci man ñi may liggéeyloo ci Sénégal am na lu ñu ma mosal de mu ngi ci këyit
yàlla bu ci benn dog-dog waaye fii ak semaine jëmbur boo ma fekkee fa ma ne danaa man dara. sama personnel am na loo war a mosaale. froissé woon nañ ñëpp froissé woon nañu ñëpp danañ mos dara. te ci diggante kon bi yéen Covid bi yëgul y a ko 15 jours 20 jours boo ñu xoolee ci télévision bi. da nga gis ne ñu ngi toog ak gouverneur. muy def ay remise de chèque ak président syndicat bi. nee la man maay président syndicat d'initiative et de promotion touristique de la région de Kaolack. maay en même temps pour xamal wax naa xam naa lu loolu commissaire au compte bu FOSIT mooy fédération des offices et syndicats de tourisme du Sénégal maay seen commissaire au compte. d'accord lu tax nag yow nangoo dirigé ko par le tàggat président seen Issa Baro. ma ne lan moo tax kon nangoo ko ci seen bureau boobu ngeen renouveler. très bien. ah comme yow. très bien. yaa ngi ci dund wax dëgg yàlla war nga koo xam. association de tourisme yi. dañ koy tuddee syndicat mais association la en fait de droit sénégalais comme ASEFOR. mais la différence qu'il y a là-bas foofu ay personnes morales xam nga personne morale. ay GIE ay auberge ay hôtel. ñoo ko bokk du ay nit dégg nga wax ji baax. mais bureau yëpp war a am commissaire au compte. waa déglu ma. li tax nga bañ ko tey ba daal déglu moom ma xal la da nga bañ ko lire compte bi wala seet xaalis bi déglu mu ma xal toll. la déglu ma xal la konoon du ma leen indi lii su ma paree document yi ma leen koy bàyyee. tes na fu ne Sénégal bañ ay commissaire au compte xam nga qu'est-ce qui se passe. on a un comité directeur. man bureau bu ma fa fekk du maa ko fa teg. hydraulique association ASIFOR yi hydraulique moo leen jox projet type de bureau da ngay déglu. allez-y. xamuñ ku xamul xamoo ñu ne bureau bi ni ñuy composé ñu ne un président ak adjoint un trésorier adjoint un secrétaire général adjoint ak ñaari surveillant xam nga surveillant li ñuy def. ñoo ñëw liggéey bi. ñooy xool compteur buy sàcc ak bu du sàcc compteur bu yàqu ak bu yàqut booy installé def demande ñooy dem xool fi nga ko war a branché ñooy def le travail ñooñu chaque jour ils sont sur le réseau. loolu hydraulique moo ko def. xam nga surveillant mënoo koo def ñun ci bii ma la wax nii. donc c'est l'état moo toog ne nii lay dépôt dana am un comité directeur boo xam ne usagers yi ñoo cay ba comité directeur moo koy saytu. déggoo ne ma démb def nañu réunion comité directeur pour ma ñëw fii il a fallu que j'informe le bureau d'abord bërki démb ñu waxtaanee ko wala ñoo ma oo sax biñ paree le lendemain vu l'urgence parce que man awma temps ñu convoqué comité directeur bi démb mu ngi tas vers peut-être après timis bi ñu noddu timis lañ ne nii julli ci timis ñu ngi ko commencé 4 heures donc duré na au moins 3 heures 4 heures de temps pour ñu wax peut-être les questions diverses mais question fondamentale bi mooy ban position la ñu waroon jël par rapport waxi sax wax moi je suis mal à l'aise pour ma toog fi wax yi nga bu dutoon ASIFOR am na lu gën a ñaaw am na lu gën a bon am na lu gën a jafe loo xam ne sekk naa ko ak Cheikh Tidiane Niass ak rakam professeur Omar Absatou Niass waaye kenn du ko doon dégg ma taxaw ci ay médias di ko wax wala may dem fenn parce que dama am part de responsabilité ci seen éducation surtout Cheikh Tidiane Niass seulement ma jox la benn anecdote dafa am góor gu am xam-xam ñuy wax Baye Séni Niass nekkoon ne imam Taïba Niassène un grand commerçant aussi ku sage dama ànd ak doomam benn bés mu ne papaam daf ko wax ne ko Modou ku ñëw Modou la Modou transporteur la Modou mu ne ko gis nga garab boo ko jëmbatee arrosé ko ba mu sax ba màgg jomb da nga jëfandikoo xob ya wala bant ba wala doom ya wala reen ya wala xas ma mu ne ko nit nag soo ko jëlee nga jëmbat ko di ko roose di ko dimbale wala mu juddu nga koy dimbale di ko dimbale ba mu tekki dara mu ne su mu nee dara jaasi lay jël su ko amee su ko amul mu yar lay ut su ko amul mu yar bu baax di ko caw ci say tànk pour gor la nga daanu waaye fu mu la gore rek yàlla yëkkati sa daraja ak sa maxaama dégg nga wax ji c'est très sage. est-ce que nit ñëpp la. lan daa am genre nit ñu yàlla bindee noonu. ñu bindee ñoo xam ne kay boo leen lebalee ngor ñu fay la ngor. waaw dama ne daf moom déedéet hypothèse la daf ne nit su fekkee ne. su fekkee ne. d'accord da ngay dégg wolof su fekkee ne. bien sûr loolu ay ñun ci daaw la. comme yi bari lu ñu am. kon yow Cheikh Ndeye dafa jël jaasi di gor say yel daal. waxuma gor sama yel mais tey ba ñu seen lay gor ay yelam. ASIFOR bi nga xam ne ñëpp a ngi koy privatiser. ma jox la DAT 20 millions. ñu ngi am fonds de roulement boo xam ne fi mu mën a 12 millions muy 32 millions. la fa nekk ak infrastructure amul ci benn ASIFOR ci région Kaolack. moom mu taxaw pour li ma la wax nii nga xam ne loolu c'est un problème dépassé. parce que moom moo taxaw en assemblée générale gannaaw bu ñu defee ñun suñ bilan mu ne 8 mois yi ku ko xool. ndax da ca ma ay charge de gasoil rek en moyenne ñun
peut-être bi ñu paree calculer on était à 250 000 francs le mois matu ko sax ma la waxee noonu parce que gis yoruma chiffre yi mu ngi fii nag. mais mënuma jël télé bi di sa gi di xooli kayit. dëgg la. bi ñu toogee ñoom ñëpp apprécier ko ñëpp toog ni apprécier bilan bi moom ci loolu la taxaw mu ne ay lu mel ni gasoil ak yeneen nga xam ne tey boo ko xoolee rek lañ ci daan jënd ñoom ndax lu ci ne dafa am ko ko yoroon dégg nga wax ji baat bi ki yoroon gasoil bi keneen la mbir mi fa doy waar. xanaa moom da ci daan mos dara moom. bien sûr moom Cheikh xuma Cheikh Ba moom waa ji. déglu li ma la xam nga man du ma toog fi di accuser kenn déggoo li ma la le dossier entre un juge d'instruction loolu dafa baax ngeen xam ko bi ma porté plainte dossier bi kenn defu ci lenn bañ voté ba pare aussi c'est en fait l'AGIFOR moo ko pardonné waaye da ngaa fàtte ministère public faute boo ko defee faute ci loo xam ne outil état la am na loo xam ne nit ñee ko moom am na ki nga tooñ moo ko moom am na boo xam ne ministère public la ñun mën nañoo bàyyi procureur continuer poursuite yi d'autant plus que mi ngi ko jox un juge d'instruction oo na ma benn yoon ma dem fa juge sec mooy premier cabinet Kaolack ma dem mu wax ak man laaj ma ba ma paree ma jël numéro dossier bi ne ko doon tudd ak yëpp mu jox ma ko bi ma ñëwee kuy membre ci bureau bi jox naa la ko jox numéro ba ne classé leen ko ñoom ñëpp sax ñu ne ay lii yaakaaroon nañ ne pare na ma ne mbiram yoon moo mel noonu. donc man osé wu ma actuellement gannaaw bu ma porté plainte ñu am présomption d'innocence dossier bi nekk ci kanam juge bi ma naan kii moo lekk ak kii moo lekk. li ma lay defal mooy constat. boo toogee nga analyser 4 mois 3 mois yi ma def ak ñoom yi ñu def ñoom ci année bi. ak 8 mois yi nga xam ne man moom laa liggéey muy 12 mois. bi ma ko porté à l'attention des populations ñoom ñoo defal seen bopp analyse. bu ko mën commenter sa rapport. boo boobaa da nga leen di da ngay tuumaal dégg nga wax ji baa de. ma leen bàyyi ak seen libre kii conscience ci la Cheikh jël parole ne liggéey bi ku ko gis maa ngi leen di féliciter raar na lu ma koy def. ndax liggéey bi rafet na kenn waxu ko waaye da nga gis ne ñi fi nekkoon ñëpp ñoo doon lekk. donc kii Aliou Diop lekk na waaye wañ koo suraxal moom rek mu paye les pots cachés fekk dafa xamutit loolu amagul juge d'instruction buñ koy wax mooy koo xam ne day saytu. suñu woowee Aliou Diop mi nga xam ne tey jii xam nga moom la. mu ngi ci yoon daal dara leeragul te gendarmerie fay. rapport ba mu def man xaw ma la ca ne. dégg nga wax de. jox na ko procureur nee na lii lu jaral saytu la. loolu juge d'instruction bu ñu ko joxee dossier rek procureur bu ñu ko joxee dossier war a inculper rek mu xam ne lii fa koo jaar day def détention préventive au nit ki loolu ko mandat de dépôt. mais mu jox ko juge d'instruction ma ngi ko jox ma ngi koy saytu. waxaguñ xaar de. waaw ci saytu lañ nekk rek. ooguma lu ne mën na ca am daal. ooguma. gannaaw bu nit ñi waxee ne bale nañ. man ooguma. dëgg la bu ma ooyee defar naa PV validé guma ko sax. yow it bale nga daal parce que déggoo li ma la wax man lu may jàpp ak bale man li ma bëggoon am naa ko moo doon ña fa ne jóg fa nit ñi fay ndox. 3 mois yu ay millions la woon faisait une dizaine de millions bi ñu ko fayee. la vie a continué ñu ngi dem fi ñu war a def la bataille maintenant ñu nekkatuñ ci loolu xam nga ci luñ ne. privatisation Agifor bi. sëñ bi la vie continue sa gestion ñu dugg si. waaw. si sa biir 8 mois yi nga def bilan bu yàggul. waaw sa gestion wàllu carburant. waaw dañuy wax ne 2 mois yu ne seen carburant 2 millions la waroon doon mais yéen bi ngeen defee carburant loolu boo ko boolee muy 16 millions yéen boobaag léegi 8 mois si biir 8 mois yëpp ngeen soog di def ngeen consommé 2 millions. ma lay xamal d'abord ban structure la suñ forage yi am. 16 millions yi nga dindi ci maanaam 14 millions yoo xam ne ko séddoo. déedéet dama ne. ñu amuñ carburant comprendre nga. Babacar yaa may dégg. laal nañ 14 millions yu ngeen séddoo. xaw ma li nga wax de xaw ma li nga waxee. si li ngeen prévoir yéen. mooy si fonctionnement carburant 2 millions par 2 mois. ñun amuñ loolu. 2 millions par 2 mois budget fonctionne 2 millions par 2 mois lañ wax ne ngeen ku wax loolu consommé. ci wewu bëy rek. wewu bëy. waaw ci wewu bëy par 2 mois ngeen war a consommé. waaw mais bi ngeen defee ngeen def 8 mois. mu waroon a doon 16 millions. li ngeen wax ne moom ngeen lekk ci carburant 2 millions la. léegi 14 millions yi fu mu dugg. loolu laa lay expliquer fay mel ni bu boobaa 2 millions sax mosu fa am ñi fi jógee nii li ñu consommé ci carburant peut-être 400 000 500 000 600 rapport yëpp a ngeen ñun waaye en réalité foofu mix énergie la donc dañu am groupe électrogène relais rek lay def bu courant fayee ñu taal ko kooku moo tax ñuy jënd gasoil courant ñun la ñuy fay fii nii chaque mois on paye environ 3 millions de francs Senelec pour carburant donc waaw loolu dikkaguñ ci donc ñun li ñuy def muy loolu bu groupe bi fayee groupe dafa seer moo gën a seer courant donc carburant boobu la ñuy jënd carburant boobu nag ñoom Cheikh ak ñooñu bañ ko xoolee ñun biñ paree 8 mois yi en moyenne boo calculer liñ consommé ci carburant nga diviser ko par 8 moom laa ne ça tourne aux environs de 200 000. alors que loolu mosu faa am. dëgg la du ma annoncé yenn détails yi. xam nga prévoir bu ko defee ñoom ñu xool ko gis ko
ak yeneen du loolu rek am na plomberie am na lépp dafa bari duut affaire entreprise la ñu ne lii ndegam moo fi am ça veut dire que ñi fi nekkoon ñëpp a ngi doon lekk donc Aliou Diop mi moom moo wax de nañ ko baal ndax lii aussi léegi Agifor bi zeng ñi fi nekkoon lu mën a xew jël nañ waaye liggéey nañ fi lu rëy donc waru fee nekk dem ci yoon bañ ko waxee xam nga ko ci topp suma trésorier fekk ñun bi ñu defee 3 mois évaluation bi ñu ñëwat dañoo def réunion de bureau def réunion comité directeur ñun ay borom xel lañ. ñu def évaluation ndax man musuma intéressé ci affaire Agifor mais booba il le fallait bi ñu defee évaluation ñu gis loolu yëpp ci lañ gis ne en réalité am na côté boo xam ne y a une malversation kenn du ko weddi mais am na côté boo xam ne en réalité peut-être faute de gestion la dégg nga wax ji bu baax loolu lañ arrêté su ko dee moom nag mu ne nañ baal waa ji bi mu ko waxee sama trésorier jël ne ko li nga wax noonu xalaat la parce que moom keroog bañ toogee 3 mois yi ba gis li yëpp daf ne ma grand mu ne ma neexul ba neexul mais Aliou Diop a été sacrifié par gars yi ñun fekkewuñ loolu mu ne ma la vérité mooy ñii ñëpp a lekk léegi ban disposition la ñuy jël ma ne ko dossier kenn du ko dugal ci justice pare di ko atteel sa bopp ñaareel ba population yi ci seen bopp ñoom ñoo ciy wax pas nous nañ présenter les faits comme tel bañ waxee loolu ñu waxaat maire mooy président réunion bi de boromum xel la c'est un cadre ñu ma moo leen ëppi diplôme. mooy sa nijaay. mooy suma nijaay. d'accord mais mi ngi ma màggee 9 mois ñoo duggandoor école benn bés man ak moom sax léegi dañuy toog xàmmee li ma moom ak li mu moomul bu fekkee ne lien rek la ay doomam sax laa la wax niñ may toppatoo niñ ma fonkee sama doomi bopp yi fonke wuñ ma ko dégg nga wax ji bu baax de. alors yi ñu waroon waxtaan bari na waaye su ko defee ba tey ñu ngi ci Agifor rek de. su ko defee waa léegi dañ ci jàll su ko defee li ngay war a dégg foofu mooy Cheikh Tidiane Niass moo demandé ñu baal Aliou Diop ba mu ko ñu voté ko à l'unanimité ñetti nit topp ñetti nit déglu li taxoon c'était politique parce que dégg nga li ñu fi wax yow naka nga mën a toogee féliciter un bureau taxaw ki nga xam ne moo am contentieux avec la justice nga ne nañ ko baal bañ voté ko à l'unanimité parce que liggéey bu ñu gis kontaan nañ ci sawar nañ ci gis nañ ne lii ñuy wax ni li ñàkkoon ñoom ci waa ji sax ci juróom-ñetti weer ñun liggéey nañ ko. macha allah déglu wax ji. ñu ne te def na fi fukki at ak ñeent liggéey fu lu ne ndax liggéey na fa lu ne mais dafa amoon yu bëri yu ci ne yoo xam ne mënoo ko comprendre Aliou Diop moom jabar moo nekkoon caissière ça pose problème nu ngeen ko waxeeti ci tubaab xamoo tubaab mais mënta nekk. pour waxal la ñu xamul la te jabar ja ku set la créé luñ ko dara elle faisait son travail très bien. mais bañ ko fay teg boobu ñu jàng foofu bëriwul. ñu ne moom jàng na nangam ñu indi ko jombul sax Aliou Diop ko proposé mu ne fa di liggéey des années amuñ prime de retraite amuñ indemnité amuñ dara même quand tu fais du bénévolat war nga am retraite après nu ma def dama toog jël secrétaire permanent ji nga ndaw sañuy wax noonu moom laa jël ne ko jàng nga ne leen lii aussi xaalis la buñ bañee la ñu gars yi daloon dañuy def secrétariat permanent fii di ko fay macha allah salaire bu baax boo xam ne acceptable ci humanitaire la ndax baaxul bu nekkoon ci organisation yi mën naa fayee ko 250 000 mais au moins ndax du ma wax ñëpp li ñuy fayee ko wax li may fayee ko du ma ko wax muy fayee ko 90 000 moo fa nekk liggéey bu métti on a 1000 et quelques usagers ci ñetti fan ñeent la ñuy fay mooy def liggéey ba moo fay xëy gont ak lépp moo fa nekk dégg nga wax ji bu baax kooku noonu moom lay xeex ba tey mu ne waa ji nga xam ne moo nekkoon secrétaire AFP jabaram fa nekkoon PS ak yooyu ay waxi kàcc ma ne ko sañ na ko kooka moo nekkaat foofu nga war a xam ne man mbiram politique dara intéressé ba ñu man ay qualité rek laay xool te boobu on avait un combat à mener dégg informaticien ba fa nekk ma toog laaj ko mu ne ma man musuma bokk ci réunion de bureau déglu de moom mooy calculer yëpp su paree ne montant bi temps la lu laal nag xaalis ndax foofu logiciel bi ni mu demee moom su calculer laalu xaalis day génnee rek facture yi ñu jox su ñëw fay caissier bi jox trésorier loolu diggante boobu xaalis bu ñu ci génnee ku ko mun a génnee da nga def un bon de sortie y a le bénéficiaire qui signe le trésorier il signe man ma signé maay signé en dernière instance pour voir ndax lii lu réel la wala déedéet am na foo xam ne fu montant bi tolloo foog ñu oo ma kaw la wala fu ma nekk ci Sénégal ne ma dañoo war a def nangam ak nangam ma vérifier loolu ñu doog ko def c'est comme ça qu'on fonctionne su ko defee moom mu taxaw Aliou Diop moom mu ñëwaat fii ci yéen taxaw ne Aliou Diop ñëw fi de leen dama Cheikh Tidiane Niass ñëw fii ci yéen
taxaw wax li mu wax ci ñoom ak bureau sortant bi. yow naka ngay toogee nga wax loolu yëpp ci bureau. un linge sale ñu linge bien que mu ngi nekk devant la justice moom xamul c'est pendant au niveau de la justice. mu wax loo xam ne xamu ko. dossier da la dem ba ci juge d'instruction. ba ñu woteet normal na ma xam population yi lu ñu wax su ma juge bi ooyee tey ma ne ko population bi dañ ne nañu baal ko loolu moo ci sama devoir. PV baa ngi nii ñu signé ku ma enregistré ko domaine loolu moo cay sama wàll. partie civile bi daal bàyyi nañ ñoom. sëñ bi leeral yi am nañ solo waaye dama bëggoon ñu baral tànk yi tuuti ndax point yi ñu war a aborder xaw na bëri léegi dañuy dugg ci tënk ci lu gën a gaaw rek ci privatisation wu Asifor bi loo ci leeral ci 2 minutes. waaw privatisation bi comme niñ ko waxee day jafe xam nga fu mel ni Taïba Niassène nga xam ne forage bi def na plus de 30 ans d'abord ñaari pompiste bu mag bi forage bu mag bi kooku il perçoit 75 000 francs par mois deuxième forage il a 100 000 francs par mois. Actuellement, le bureau de l'Asifor perçoit 300 000 francs par mois. Sans compter 90 000 fois 2. Bi nga xam ne moom la informaticien bi yor logiciel bi ak secrétaire permanent bi muy 100 2 fois 9 du 180 000. C'est environ 700 et quelques mille par mois. Flexo d'abord fu ñu dem ci àll bi pompiste bi la ñuy fay 75 000 lañ koy fay suñ fa fekkee aide dafay dem. Techniquement laa lay waxal d'abord Asifor bi liggéey 30 ans. am infrastructure wala am bâtiment loo xam ne tey boo ko doon évaluer ak terrain yam nekk ak lépp dëgg la terrain yi sax jënduñ ko woon mais booy évaluer mënoo bàyyi suuf ndax privé moom bu ñu ko joxee privatiser nañ. dëgg la wala du dëgg. loolu tey eesu 100 millions. foog mu mat 50 millions muy 150 millions. 2011 état bi lancé marché bi parce que boobu amoon na Asifor yu bëri yu sooxe ndax dañ ko installé amul accompagnement ñi di ko lekk affaire bi nekk affaire personnelle ñi ci góorgóorlu sax mënuñoo dem. alors ñu bàyyi ba 2017 yàgg na 6 ans ñu doog ko dépouiller jël ay flexo pour région Kaolack Fatick et cetera noonu lañu ko séddalee Sénégal en tout cas pour 4 ou 5 entreprises ñu jox leen ko toogaat ñaari at ne mise en œuvre ñun bu fekkee ne Taïba Niassène Baye Niass fa la judd déglu wax ji bu baax mu ngi mel ni Porokhane département Nioro dafa am lu rëy loo xam ne ñi fi dëkk sax xamuñ ko ndax ñun suñ maam Amane Niass mu ngi Niassène ak Porokhane 4-5 kilomètres fii maam Jaaraa fa nekkoon maam Mor Anta suñ maam Amane Niass yaakaar naa yoonu Murit ak yoonu Tijaan ci wàllu Baye Niass lu leen ëpp doole ci Sénégal bariwut waaye barke bi li ci ëpp ci cosaan la fii la ñëw ànd ak maa ba ñu koy jaat suñ borom fayee leen ko donc tey fii dafa nekk lu potentiel donc suñ demee ba nga xam ne am na ay milliers Sénégal foo xam ne këru diine la ñu may leen état sax di leen fayal ndox ay population nekk fa de ay milliards ñu koy salir bu baax it ndax sëriñ yi ay régulateurs sociaux lañ potentiel lañ ci Sénégal liñ fiy def kenn mënu ko Macky Sall sax am na malo nga xam ko ñàkk koo xam ñu fi def lu réeréeréy Taïba Niassène gii ngay dégg ñu naan lépp barke mbay beeg yëpp Baye Niass ñu ko jàngal amul dara lu mystique damaa judd man topp ci tracteur ñoo dàq bay ci Sénégal kenn weddiwu ko waaye sëriñ bi ñu amoon ak diversification des cultures su ko defee ñooñu dafa am lu leen état bi may Macky Sall it bi mu may séddale leen ci loolu pourquoi nag bu ñuy privatiser fu mel ni ñun koy privatiser un système da ngay seet la ca doxul nga privatiser ko d'abord la nga xam ne nag baax na nga accompagner leen parce que nous sommes en décentralisation intégrale ci lañ jëm pour population yi jël seen destinée en main mais nga ñëw rek boole yëpp ne jox nañ forage yi Flexo ñëw moom war a jàng ndox te jàpp naa ne ñun suñ DAT bi sax fa mu ne Flexo fa la ñu fekk. ma lay wax rek au passage xam nga état xam nga loolu am na loo xam ne bu ñu ko defee dafay doon discrimination mënuñ jël yenn. non déglul looloo yàq loolu mooy une gestion de complaisance xam nga qu'est-ce qui doit se passer. bi ñu demee ba desul lu appliquer la réforme non déedéet amul àggaguñ foofu. bi ñu demee war ko pratiquer li ñu waroon def comme yàgg na ñu lancer une mission d'enquête. wala jël un cabinet mu auditer Asifor yëpp fii 66 plus 55 ñaata la 111 Asifor ñoo fi ne loolu naka duutu auditer su ko dee buñ paree cabinet indépendant lay doon du état du leen mu bind Asifor Taïba Niassène liggéeyam baaxut Asifor nangam liggéeyam baax na nangam mën na passer à la privatisation su ko dee waxuñ ne duñ privatiser yëpp sax mais ñu jox Flexo loo xam ne ñooñu fa la war a déparé forage yi paan forage yi nga xam ne peut-être gestion ba doxut ñu jox leen ñi ci des ñu accompagner leen parce que aussi
ndox mi waxuma ki levier social bi ci nekk dafa am solo ñun dinañ toog nit du fay weer ñetti weer jamono yi rek ak Covid bi li ma wax nii gàmmu Taïba Niassène def nañ ci lu jege 2 millions et quelques nit dana toog feebar wala nit def nangam seen oo nga yaakaar dafa xaar ku dee ci koñ bee ku def leneen facture weeru dee day ñëw dëgg loolu dëgg c'est un privé donc loolu ñu ci def 30 ans di fay 200 francs mètre cube bu ndox 200 francs ndox mi gën a neex ci Sénégal 200 su ko dee ñëw ñu taxaw sëriñ bi ne lii aussi moom Taïba moo bokkut ak Médina Baye Kaolack mbutu soo ko sanc suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass ñëw fa ñu jox ko Niassène lew na tubaab bi jox ko muy màgg ba Baye Niass sanc Médina waaye du luñ sanc ñoom Taïba Niassène dëkku Baye Niass la ñoo ko moom mu ngi mel ni Touba dégg nga ak yeneen dëkk yi Daaru Salaam ak Touba Cekkeen ñu ngay gis ñu ñëpp ña ko sanc ñoo fa dëkk su ñoo ko moom ñoo ko gor ñu ay sëriñ ñu defal leen teraanga su ko defee mu nekk aussi tourisme religieux am fa doole dëkk boo xam ne léeg-léeg mu recevoir 500 000 personnes ci benn bés wala ñaari bés ñetti bés ak yeneen di contribuer ci développement économique Sénégal suñ gisee ñu am lu ñu may ñenn ñoom ñuy fay ne ñu leen jël suñu ay mbir noppal ci état déglu wax ji de état fa leen war a dimbali ci loolu état warta yokk ay charge am warta jël aussi parce que Flexo bi mu duggee gis nga problème yi maa ne di ñaanal yàlla nag keroog bi ministre bi ooyee maag directeur technique Flexo nii lañ def ñu waxtaan lu ba parce que amul animosité c'est pas parce que ñun dañoo bañ Flexo toog fi am na fu mu war a toog na fa toog mais ñun ñii bu toogee dana indi concurrence sax dana waral ku doon kalaw dootoo dem faute de gestion moom fépp lañ koy fekk gouvernement Sénégal ngay gis ku détourner léegi un cadre dana tax ñu ne Macky Sall wàcc kon yow daal bu ñu la déggee dañ nga bëgg a proposer une privatisation partielle ñi nga xam ne ñoom ñi ngi seen gestion mucc na ay ñu bàyyi ñu épargne leen waaw mën nga ko déggee noonu mën nga ko ñàkk a déggee noonu ñetti étape am na ñetti mbir a am benn bi këri sëriñ yi état bi daf leen a ormal nit ñi dañ leen a ormal yow am nga sëriñ man am naa sëriñ nee Taïba Niassène lu fa nit di implanté boo fa indiwoon Flexo bu neexul sëñ bi doo fa toog te neexu ko loolu ngay jàpp d'abord nañ jàpp foofu ñun ñëpp dafa am lu ñu tënk barke Baye Niass lu neexul sëriñ bi kenn du ko fa def ñaanuñ ko yàlla boo toogee nit ñi jaay la sa bakkan sous-préfet toog na fii Paoskoto ma toog ne ko wax ko lii ma la wax mu taxaw ne ma li ngay wax du dëgg lii ngeen di def dégg nga ma terminé nii ngeen di def su sëriñ si ñëwee ngeen leen jox leen la fausse information kalaw malgré mon âge malgré sumay diplôme mu ngi ma gis rek ñu ne président Asifor ma ñëw ak suma xaftaan te moom fu mu nekk nii di liggéey ministère intérieur naa la maa ngi fa woon ba 85 ba 90 est-ce que moom booba nekkul di jàng wala mu ne xale bu ndaw mu toroxal ma ci digg nit ñi ñëpp mën nañ koo seede mu ni boobu xam nga réaction spontanée rek bu ma buuree ma xalaat ma ne man nag bu ma fàtte damaa war a respecter tenue ndax état defal na ma lu ne xam nga man mi toog ne la état mosal na ma temps yu am solo te mu la wax ci caaxaan de pour ne ma sa personnel bi ñes ak Covid bi liggéeyuñ te kuy participer ci développement Sénégal dañ la dimbale ñetti weer lebal la xaalis boo xam ne yaa ngi koy fay ci juróom-ñetti at intérêt 3,5% bëriwul nag waaye fay na sama personnel te maa ngi leen doon fay lu métti maa ngi leen doon fay bi may ñëw fii Jakarta ma wàcce dëgg loolu du dëgg foo mujj ak seen sous-préfet sa Salba ñu mujj bañ toogee Flexo ma wax ko lii yëpp ma ne ko nag déet dama ko tontu ne ko waroo ma ko wax waroo wax ba bayoo wax Flexo ñu doyal nga jox ma parole di ma dagg nekkatuñ ci administration coloniale sénégalais nga may sénégalais nous sommes dans une administration de développement état du dafay teg réforme nga obligé ko nit ñi yàgg nañoo teg réforme su fekkee ne rapport boobu dafa àndut ak bëgg-bëgg population yi parce que ñoo ko moom ñu déglu leen lu mu laaj ñu def ko ci yow nag su fekkee lii la maa ngi lay invité Taïba Niassène comme nee nga sëñ bi man waxul loolu boo ñëwee da nga fa fekk ndawal sëriñ ba dawama ma nga fa mooy ndawam mooy suñu sëriñ imam baa nga fa ñëpp nga fa nga ànd ak maire nga ñëw ak Flexo ba mu ñëwee yàlla dimbale ma maa nga mission maa ngi dans la région de Louga Lac de Guiers bañ ma ko waxee maa ngi départ dese naa fi benn fan mais dikkuma xam nga lu tax ma xam ne bu ma demee mu ne maa ko influencé te ñaanatuma ci yàlla jàkkaarloo ak moom di wax ci lenn loo xam ne ci di li jëm ndax leelaay bañ ak fu ma cay jàll te man kilifa laa dégg nga wax ji baax de réunion yi mujj damaa délégué ma ba ko mu dem ba mu demee yàllaa ca def sutura gendarmerie sax or nañ ko intervention donc xam na ne ñi bëgguñ ko te duñ ko bëgg dégg nga outil bi bëgguñ Flexo duñ ko bëgg ba ilaa yow mi diini
parce que 35 ans nga yor ko forage ñu ne sëriñ bi moom forage ñu njëkk di cotiser def ba forage bi yegg si fii ak tout ce qu'il a comme capital doomi tay bay nekk di fa liggéey nga bëgg benn privé mu ñëw tey jël forage bi jël benn xale ci dëkk bi di ko fay 75 mu gérer forage bi loolu xel la est-ce que loolu foo muy mujjee tôt ou tard dina mujj ci loxol état bi ndax ñun ay sénégalais lañu te ay citoyens lañu. dama ne li mu defal sëriñ si defalu ko kenn benn communauté sax boo mën a wax ndax amul leneen fii sëriñ la ñu am yow it loo mën a def boo xëyee li ngay am da nga ciy jox sëriñ bi addiya bu gàmmu jotee nga dem ziara jotee nga dem sëriñ yàllaa ko barkeel xam nga loolu lu tax seeni maamaat ñoo liggéeyloon yàlla képp koo ci xam ne yaa ngi teg sa tànk fi ko sa maam tegoon da ngay am barke ba ilaa yombi di loolu yàllaa ko wax alxuraan la ñun nag li ñu sonal mooy njàngum nasaraan yoo sama rakk yi nga xam ne cheikh mii sax nga xam ne 3e la am bi mu waxee fii nee nga ma ku mën a 3 secondes ñu dàq ko non c'est la vérité waaye rakk ji docteur la mën ngaa dégg démb bu may jógee Taïba am na ku ñëw ku ñu wax Pape Thiam damay wax parce que ñëpp a ngi may dégg chauffeur la fa mu ngi dëkk Kër Maba yaakaar naa sax seen jaay mais ñu ne Kër Maba la dëkk xaw ma dañ ko électrifié xaw ma ndax loolu xaw ma ci dara mais daf ko oo di ko téléphoné di ko xas di ko harcelé naan ko yow lu tax ngay dem ba Kër Maba ndax ko Kër Maba la dëkk nga taxaw fa naan man maa électrifié Kër Maba di ko wax maa dem ci Pape Demba maa def lii maa def le c'était ridicule Pape Demba bi tey kooku ñëw di ma ko wax ne ma nii la ma def daf maa woon benn numéro ne ma xam nga numéro bi woon ma ko ay yoon ma ne ko man franchement xaw ma numéro bi Pape këram de lan nga bëgg a wax mu ne ma Omar li ma def tey ma ne ko lan la mu ne léegi la ma oo man ma nekk Taïba ñu seen gi di liggéey bokk Taïba dëkk Kër Maba mu ne courant am na fay mu ne man maa dem Kër Maba ne leen Omar a indi fu courant mu ne ma xanaa lu ma dof xam naa ne courant état ko yóbbu ci dëkk bañ koy dox xam naa ne maire ngi fi ay politiciens fi xaw ma ko ci dox loolu sama niveau yeggu ca waaye ndax jar na moom mu may xas suñ kër yi jàkkaarloo nii ma toog fii ma ëpp ko du njaboot du leen sama doom yi tey bu ñu taxawoon rek moom du dugg ci dëkk bi wala moo yóbbu ko ci yoon jël lii ñuy totti ko pour waxal la njàngum nasaraan moo amul orma da ngay gis ku jàng ba yor diplôme du jeex muy man mii ab ingénieur wala leneen doo am orma te nitu diine yàlla fa koy dimbale fam fa mu koy teg rien que jàng alquran bi rek yàlla def ne iza qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan auzu billahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahim mu ne booy jàng alquran man yàlla danaa doxalee sa diggante gaa yi nga xam ne gëmuñ àllaaxira ndax ku gëmul àllaaxira mooy ku def lu mel ni Cheikh Tidiane def moo ñëw gotti sa mag gotti dëkk bu mel ni Taïba Niassène wax ci maire bi nga xam ne fukki at ak nangam ma ngi ko fay def il était avant le directeur administratif et financier de la commune di gérer budget 10 milliards dem ba communauté urbaine tas ñu fay ko millions yu bari mu ñëw xalifa bi El Hadj Abdoulaye Niass ko ne ko kaay damaa bëgg nga politique parce que boobu sama papa moo fa nekkoon président communauté rurale il a été tout mais autodidacte la woon liggéey na soo defi teg si ba tey mu sa dugg école mais il était intelligent jàngal alxuraan mokkal ko bi muy dee ñun ñëpp moo ñu ëpp revenu xalimbaam la yor lu mu dee dana encaisse 500000 par mois mu ne ko moo ko fa teg ne ko da ngay politique abi mënu sax wax boobu il ne voulait même pas bi ñu continuer sëñ bi lu mu wax rek loolu la kooku ko fa teg ma xamal la ne kooku lépp lu mu def la ko fay dindi di wax ji ñuy wax ñoom kuy toog tay ba sëriñ baa la fay teg kum ko neexut doo fa toog képp ku song kum fa toog sëriñ bi nga song te Omar mii di wax nii Cheikh Tidiane Niass mii nga gisoon fi ne naa la keroog bi ma ko fayee atum njàng ba mu pare sëñ bi xam ne man maa koy fayal te mënuma ko moo ko jël yóbbu ko lycée donc Habib mu muy dalu ci kaw kenn sëriñ bi la ndax sëriñ baa ñu fa taaj man mii wan la PV bii Cheikh Tidiane Cissé signé ko tey bu doon wax ne fa Niass jóg ma jóg moo ne ña fa nekkoon jóg day ñëw rek ne fal leen diw ñu fal ko déggoo li ma la wax yow itam da leen déglu nag li may wax ci passé bi dëkk bee toog waxuma loolu de pour non teggi leen dama ne déedéet dama ne la maire bi tey du fal kenn dana xaar dëkk bi ci li leen neex dégg nga wax ji baa de waaye ku ko fa neexut doo fa toog ñun ñëpp doomi Taïba lañ dégg nga wax ji de non ñun nag Baye Niass sax laa la wax dafa am lu mu def ci ñun moi j'ai vécu avec Baye Niass pendant 20 ans ñu yàlla daf ñu dimbali dañu xam yàlla sëriñ bi du toog imposé dara lépp loo xam ne population yi bugg ko sax du leen ca fekk waaye su la fi tegee yow ngay def loo xam ne neexut population yi à la minute bu ne da nga fi jóg da nga fi jóg comme mën a doon nag. leer na jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi fàttaliku mbokk auditeurs yi ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy Modou Khary Niass nekk responsable nekk ingénieur aussi dëkk fële ca Taïba Niassène